buñ ci yarub sutura nga xam ne su lekkee sombi ba regg dem nu taaj ko ay ginaar mu attan ne doy na suur naa kenn du ko xamal dara lu jëkkëram mën nit du ko xam lu jëkkëram tële nit du ko xam mère de famille boobu day kër gu ma atteel ma jël waaye jooy naa jëmm ji nga xam ne jóg na taxaw daal ne dogalub yàlla soo dee seet daanaka amul ba ci am na réew yoo xam ne di ko méngale ak sunu réew ne gëmunu gone gu ndaw wala waxambaane génn àdduna laaj leen bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu wax sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim ne ko soo ma joxee ndigal de ma sanc ma gor ab sanc muy Daaru Salaam gii soo ma joxee ndigal ma gor ab sanc ah booba sëñ Touba lu mu am rek mu tëdd xuru Mbàkke lu mu am rek mu tëdd xuru Mbàkke moo neex sunu borom mooy dogalu sunu borom te bul fàtte laata xuru Mbàkke njaañum jaga ay bantam ñu nga fa tëdd man foofa laay xool ca démb laay xool dogal sunu borom dina ñëw daanu ci kaw ab jullit wala nattub sunu borom dina ñëw daanu ci ab jullit kon ñoom suñ nee gëmunu sunu borom oui parce que sax à ce que y a des pays européens yoo xam ne gëmuñu ne xale war na dee ci non da ngaa war a dund ba sa dund jeex te sunu borom nekk fi benn kooku corrigé naa ko ci wet googu kooku banaa ko foofu ñaar li ma leen wax ku ngeen indi nee naa leen góor gu dëgër bopp laa mënuma sama biirug njaboot ma yilif leen yor sama jarbaat ci biir kër gi yor sama doom ci biir kër gi yor ndeyam ndax la ndeyam di dundee man maa ko koy dundal ma dem man duma fi yendu ba sunu borom def ab safaan ñëw dal ci sama kaw sama jarbaat am nu mu demee digganteem ak sama doom benn naqar ma xataraayu jóg jàpp ko dem na ko yomb ñu ne ko 10 ans d'emprisonnement may xool ndeyam di ma xool ndeyam di néew di doole bon waa nag am na ku ma nekk ku baax a baax ci plateau bi la ndax nii muy waxee di ko doxalee am na ñu muy doxalee ni moom loolu la ñuy wone bon waa la ñuy wone ne am na ci biir réew mi am na ñoo xam ne faale wuñu seen ndey am na ñoo xam ne ba ñuy takk soxna seen ndey taxut ñoom ak seen kër doomu ak seeni doom seen bopp seen soxna seen doom bon waa nee na bàyyam bala moo ñëw nan ko avertir à temps ba xam ndax war naa mën a ñëw wala mënta ñëw Sofia ne ma ndax su fekkente ne yaa ngi nelaw papa war na laa fëgg yàlla ma ne ko na ñëw na accéder bu nu ma tàggu nanu ko ibbil lépp jox ko mu lekk ndax ginaar ak nelam borom ginaar moom. d'accord ay papa jëlal su ñëwee dafa am fu mu yem ci ligne bi. bokkuma ak ñoom yoon. jël leen. 88 628 89 89. maaleykum salaam. yaa ngi ci biir. yaa ngi ci biir sang bi. En fait, je voulais intervenir par rapport à la discussion là. D'accord, vous êtes en direct, on vous écoute. Bon, oui, je trouve votre sujet très pertinent sur l'histoire de Ndogalu Yalla. Et le problème fondamental, je pense, c'est les parents. Oh, et ouais, c'est xale bu tuuti. Serigne si donc koy bu juddoo nekk këram. Parents yi au lieu responsabiliser ko bu defee dara li ñuy njëkk a wax mooy neel du yow keneen la parce que dañuy bañ punition boobu dañuy yar ñëw punir xale boobu muy màgg di dem di continuer ak loolu du nangu jël responsabilité am ba nekk mag. lu xew rek ñu ne diw la. du yow keneen la. léegi day dem ba. fen dañ koy valider léegi fen léegi dafay nekk lu normal. dëgg la. léegi bu ñuy blâmer kenn dem nañ ba ñuy blâmer subhaanahu wa taala muy mag. ñuy tourner naan ndogalu yàlla la. yàlla taxaw fële di leen xaar. gis nga nit ki société pour qu'une société marche normalement il faut que chacun
prenne ses responsabilités. Il faut que mu am accountability. Wallahi. Un État, pour qu'un État marche, il faut que mu am accountability. Et pour instaurer cette accountability-là, il faut qu'il y ait une force de l'ordre dure qui est là pour appliquer les lois et les règlements. boo jaarul yoon ñu teg la yoon bu boobaa bu ëllëgee si biir bala ngaa def dara di nga ko xalaat ñaari yoon. ñi toog ci plateau bi yëpp j'aime vos interventions vraiment émission bi ku ci nekk kuy sénégalais citoyen bu nekk war nga ci am loo mën a wax. parce que société bi dafa dem ba foo xamante ne bii c'est incontrôlable. Wallahi. dégg nga may nag damay delluwaat ci kàddu yi citoyen bi sol mbaxana mu jaune bi ngeen baal ma xaw mu turam. Père Mbaye Ngoné Fall. monsieur Fall la tudd. waaw. waaw monsieur Fall li mu wax dafa doy waar dafa garaaw trop parce que ñun ñëpp ku ci nekk am nga yu yaay am nañu ay yu jigéen. viol daf di loo xam ne ni c'est un acte criminel. muy ci islam muy ci justice. Wallahi. amul une société dans ce monde où le viol n'est pas condamné. gis nga ñi toog plateau bi dégg nga ils méritent tous d'être là sauf vous monsieur. je suis désolé de vous le dire mais su ma doon borom télévision bi j'allais vous enlever de ce plateau parce que li nga wax dafa doy waar dafa tiis. ayca kontaan nañ sëñ bi ayca bég nañ bu baax 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 ñu jël keneen salaamaaleykum. allo allo. oui bonsoir. allo. salaamaaleykum sëñ bi noo def. waaw ñu ngi nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. man la Laye Ndiaye. d'accord. yaa ngi en direct sur Sen TV. tonton Laye ça va ça va yaa ngi ci jàmm. waaw thème bi ne dafa am sens dafa diis. dëgg la ni ma ko déggee nañ ma daal tey. ndogalu yàlla c'est un groupe de mots. ndogal di firi responsabilité. yàlla di firi ki bind moom. kon ndogalu yàlla ci sama dégg-dégg ñett kese la ci àddina ci jëm ci nit. bu njëkk bi mooy li nga judd nekk góor. ñaareel bi sa xel ni mu toll. ñetteel bi mooy waxtu bi ngay dee. parce que ndogalu yàlla bu taxawee day mel ne responsabilité bi mel amatul. te yàlla boobu ñu may xel la wàccoog ñun. parce que ñeent fukki ci biir ne yàlla dafa ñëw ne maa bind maam. waaye nag fekk nga jëm muy àdduna. te fekk nga àdduna te ñaar nga jaar muy papa ak yaay. soo fay fekke ñaar muy baax ak bon. pour nga mën fa dund ma def ci yow loxo mu suma def ci lu may dund mooy xel. tànn kenn seen muy gën mi def ma jox ko loo ma seen muy charia. te gëm ni loo def ëllëg loo fi def dañ ko bind yaa ko xool yaa ko def parce que jiitu juddu bu amee rek responsabilité mel amatul parce que responsabilité yàlla mooy taxaw. parce que responsabilité taxaw responsabilité elle est nulle parce que bu fekkee ni yàlla bind nit def dara mu jiitu juddoom kon responsabilité amu ca wala ñàkk xam ko def loo. yàlla bu ma la bindee la may xel parce que lépp looy def rek xel moo koy def xel mi koy def nag parce que mooy sa ndogal ci yow. nattu ci boppam bi ñuy wax souvent nattu xam nga lu muy tekki mooy ci ndogal lu nit loru ci looloo muy nattu xam nga accident bi am te nit dee ca. dégg responsabilité yàlla la dégg. mais la façon saytee kooku nit ki la moo tax ñu koy atte su doon yàlla kenn du ko atte su kon yàlla la kenn du ko atte parce que yàlla la mu def loxoom xam nga nit ma soog nit judd lu tax nga nekk góor parce que kooku ndogalu yàlla la dëgg la loolu ndogalu yàlla nit doo gis par exemple mu dee ñu lu tax mu dee heure bi parce que yàlla bindoon na heure sàngam lay dee
d'accord d'accord kontaan nañ ci moom itamit dem na ñu jël keneen 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 ku ñu nekk extérieur salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi noo def. maa ngi fi rek sant yàlla. alhamdulilah. alhamdulilah. ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème bi. waaw thème bi am na solo ginnaaw loolu ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay wax fay dëgg yàlla thème bi am na solo. ñu ngi lay fay. mais man lu ma mën a wax rek si xëy na mën nañu wax ne côté positif côté négatif bi sax lañ ci gën a développé. peut-être lu ñu mën a wax daal mooy su defee lu mu war a def lépp xëy na lu mu ci bëggoon amu ko. kooku mën na wax ne ndogu yàlla la mais koo xam ne dafa jëloo say responsabilité dafa lu nga après lu nga bëggoon amoo ko nga ne ndogalu yàlla. donc loolu defe naa donc du lu yoon. soo xoolee islam lu tax ñuy wax ne fa man ya'mal misqaala zarratin xayran yara wa man ya'mal misqaala sharran yara. donc nit ki rek xam lépp loo def nu mu tuuti si lu baax dañ la koy fay. soo def lu tuuti si lu bon dañ la koy fay. kon loolu mënuñu convaincre ndogal yàlla. donc ndogal comme sëñ bi nu ko waxee sànq rek peut-être nañ convaincre ay catastrophe naturelle ak yooyu ñun lii ndogal yàlla mais nit ki lu nga xam ne mooy responsabilité am la. c'est pas pour ne nit ki ñu ne soo amee at yi nga tu es responsable. lépp lu nga def loo xam ne sa tayfu bakkat la kooku mënuñu convaincre ndogal yàlla la. dëgg la beneen bi bu may tëjee rek mooy tey moom góor gi tey moom daanu nga wax dëgg yàlla. te xëy na wax naa ne sax ne balaa émission bi jeexoon nga baalu Sénégalais yi parce que lu ñu mën a wax rek xëy na c'est un peu de quoi parce que tamit yow sa bopp nga xalaat sa askan nga xalaat mais xalaatoo sa doom. lu mu si biir. te suñu lay laaj keroog yow man xam dañu la laaj yow sa jarbaat boobu lan nga war lool ci moom déedéet doom lañ lay laaj lan nga war lool ci moom. kon loolu responsabilité te nit su defee loo xam ne. du lu yoon nga làq ko day laaj keroog yoo man xëy am donc xëy na loolu erreur la na nga baalu sénégalais yi parce que xëy na ñu xam ne subir nañ loolu tooñ nga leen donc daf nga ne lu leen naqari moom man dama jàpp ne erreur rek la jàpp naa ne erreur mais ndogal yàlla daal tey comme ni nga wax rek sénégalais yi lépp lu xew rek dañoo gaaw a doylu daal lépp lu xew rek ñu ne doylu yàlla mais dañuy xool yan responsabilité yi dégager responsabilité ne lii ñun lii lañ nekkoon suñu responsabilité lii moo dépassé suñu responsabilité ñu xam ne loolu ndogal yàlla. d'accord donc loolu rek la ñu amoon si li ñuy dolleeku. merci beaucoup merci 88 628 89 90 ñu xool ki ci topp salaamaaleykum. allo. oui. waaw. sëñ bi noo def. ñu ngi sant baax alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi en direct. yaa ngi en direct sur Sen TV. waaw ñu ngi nuyoo dem naa tur bi. ñu ngi lay fay. waaw Sofia. naam. gis nga responsabilité doomu aadama dafa. yàlla suñu borom bi mu wàccee maam Adama ak Awa ci suuf. def leen ne àjjana ngoogu waaye nag lii bu leen ko laal. loolu li muy tekki mooy allo. yow rek la ñuy déglu. ma ne loolu li muy tekki mooy nit dafa am responsabilité. allo. waaw ñu ngi lay déglu bu baax. bu baax sax. maa ngi en direct nii ah. yaa ngi en direct ñu ngi lay déglu bu baax dañu mënul wax ngay wax rek moo tax. d'accord ma ne. nit dafa am responsabilité boppam. boo xam ne yàlla moo ko joxal. d'accord. voilà léegi su fekkente ne yàlla bi ma see maam Adama si kaw suuf da ko ne garab bee bu ko laal. mu laal ko. laal bi mooy responsabilité doomu dafa am. waaw nit maanaam yàlla daal waruñu làqatu si kaw ginnaaw ndogal yàlla mooy dogal lépp. loolu moom on n'en convient pas. dëgg la. waaye doomu adama nag dafa am responsabilité bu ko yàlla jox. allo. li tax yàlla sàkk àjjana safara parce que doomu adama bu defee lu mu warul def day dem safara. te moo ko tey def ko kon donc nit dafa am responsabilité boppam. donc léegi mbir mi daal mooy lan mooy nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax te jël suñu ay propre responsabilité. ñu def loo xamante ne ñun ñoo ko xamal suñu bopp. te yàlla nag kenn mënu koo bàyyi fenn waaye nag nit nag attention de am na responsabilité de.
dëgg la. parce que yàlla moom mënul lakk kenn ci kaw coow la boppam. dëgg la. donc Benoît aussi vraiment maa ngi koy sant bu baax daal. d'accord. merci. mi ngi dugg ci développement yo bon Sénégalais yi ils ont du mal à le comprendre mais nag vraiment aussi xam nga ñaari tànnaaf la quoi Père Ngoné moom tamit baax na mais daal nañuy bàyyi daal yàlla daal place am nit aussi toog waaw. ay ci kontaan nañ merci ñu jël keneen ah 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. allo oui soxna si noo def. sant yàlla bu jóg baytu. ça va. sant yàlla. alhamdulilah. maa ngi si gis-gis. waaw yaa ngi en direct. en direct. waaw. allo yaa ngi en direct soxna si yaa ngi en direct. waaw mais fu mu toll nii keneen mooy waxuñu noonu. waaw c'est normal day am décalage yow waxal soo raccroché di nga dégg sa bopp incha allah. non li may wax mooy Père li muy wax dafa garaaw. mu naan viol yi dañ koy nëppal kooku dafa metti kooku nëppal man de ku violé sama doom ma rey la. wóor. nga dëgg de. ay ca dem na 88 628 89 90 ñu jël keneen. xool la waxee. ñu jël keneen 88 628 89 90 salaamaaleykum allo 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 mi ngi fi de 88 628 89 90 ñu jàll ci keneen allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi noo def. maa ngi rek. ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah. alhamdulilah. ay ci ñu ngi lay déglu. man nag débat bi daal neex na lool. yëkkati sa kàddu tuuti ñu dégg la bu baax. man ne débat bi neex lool. d'accord merci. ndogalu yàlla daal li ma ci jaaxal mooy lu am la nit day defee fi nit yàlla def ay nitam waaye su fekkoon ndogalu yàlla rek la ñuy dund. loolu bàkkaar. ndax lu waaye daf koy kon da nga naan ndogalu yàlla rek avancer la vie continue. kon su fekkee nit ki dafa am âge boo xam boo fa toll ñu ne majeur loo def bàkkaar la. kon nag wax dëgg yàlla bariwuma xam-xam waaye ko tubaab daal nañ ko seetal bu baax. ndogalu yàlla daal somb la daal ko jël bàkkaar di am. doyen bi nag li mu wax moom xaw ma njuumte la wala façon gis-gis xëy na da ngeen bokkul façon gis-gis rek waaye xëy na expliqué xëy na dina gën a leer parce que am na fu mu waxee ne am na ko tudd baatu ëmbal man day gis naa ay cas yoo xam ne nit ëmbal na ku ci biir kër ñu takk ko ci biir kër ga mais bon comme alalam la mën na ko jël jabar mu jël mais quant à viol nag dafa am yeneen aspect ci laxasu ba neexu la nasaxal na neexul la defee noonu parce que boo ko defee di nga toon sa doom. dégguñu bu baax de sëñ bi. donc boo ko nasaxalee réglé ko noonu rek ci pet yaa ngi sonal sa doom yaa ngi koy toroxal. te yow li nga wax yëpp. intérêt kese la maanaam sagam moom lay sàmm. waaye sàmmul sagu. doom ji la ciy juddu ëllëg tamit xëy na sagalu ko. foofu daal ngeen baal ma xam-xam bi sëriñ waxee la loolu laa ci amoon lu may wax jërë ngeen jëf. d'accord kontaan nañ ci moom. kontaan nañ ci moom bu baax a baax ni ñëwaat ci serveur bi léegi dañuy ñëwaat ci plateau bi un peu ñu delloo la kàddu gi papa. muy Kajoor Bawol Siin Saalum yéen ñi nga xam ne yéen a dund démb laay wax man bañu ma ko diaboliser samay parole ndax moo am ci réew mi. sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dafa tukki dem Paris daal di fay tase ak sëñ Cheikh Tidiane muy waxtaan rek te ku ne xam na ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma noppi nan ko xam leel ñu toog ba saag sëñ Cheikh Tidiane ne ko man de waaru naa seex mu ne ma ne ko yow su nekkee réew ma da ngay noppi rek fii nga nekk fi di waxtaan waaye lii moom mooy lan seex ndeke nii nga mel. mu ne ko déedéet réew moo xam ne soo waxee say wax mën na ko yóbbu foo xam ne fu doy waar lay doon mbaa du yokkal la ko. mbaa du gisee ko noo xam ne bokkul ak ni nga ko waxee réew moomu noppi dafaa gën wax réew moomu noppi dafaa gën wax yow mu njëkk moomu nag nga dugg di ñaan naan sorier été Bougane Gueye Dany dinaa ko fi jëlee yàlla na sa làmmiñ barkeel ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim barke Cheikh Mouhamadoul Habib Mbacké yàlla na sa làmmiñ barkeel man de damaa waat ne duma fi jóge li fii ak Bougane néew ma jóg fi waaye cey suma ko Bougane waxee ak suba balaa jant bee soo ne ma demal
ñaar man maa ko wax ay nit a ngi ci kër ay doom a ngi daagu ay nit a ngi dox di waaxu di dem ak ñama ko war a wax tey la ilaha illallah suñu waxoon am na lu bari loo xam ne doonoo wàq ba mu xóot suul ko te nëppal jël tànk daal di ko cay joggi waaye cey suñu waxoon cey suñu waxoon ñooña nu mu demee suñ leen waxoon yéen ne leen nii la demee kon loxo dina dal gémmiñ mbaa fasi buut na daw mbaa di nga gis ñoo xam ne seen gémmiñ dina xonq te du doon guro ñu nag bokk nu maag ñoom fu ñuy waxee man li may wax ak fa ma koy waxee xam naa ko ñu ne man maa favoriser viol il faut assumer man kii du ma wax ak moom li tax du ma wax ak moom mooy plus de 50 ans gis naa ci barke borom Touba Mbàkke ne lu dul naaw ci picc mi dem États-Unis génn ko jam ñaajo dara jëy Ahmadou Bamba mës ta tukki kii fanaanul àll kii xamul luy pay de grâce waay waaw vous êtes tous kii de grâce quoi dimbali ma nii laay waxal kii xamul dara man ba may ndey di wax sutura laa wax ci biir famille te am na loo xam ne mi ngi ci biir famille loo xam ne ay su génnoon ay su génnoon ay su génnoon balaay am na loo xam ne ci famille am na ñoo xam ne ni nu juddoo ci suñ ko yàlla noonu yàlla dolli sutura sëñ Modou Habib soo waxee rek mu ne yàlla noonu yàlla dolli sutura foofu laay waxee waaye yow mi ñaan loolu de yàlla na ko suñu borom dogal ci barke borom yow du ma ñaan benn population sénégalaise kan lay demandé pardon li may wax dama ko maîtriser non xaar ma wax même ma wax Safia xaar ma wax maa ngi ñëw benn lan laal def topp la ma nag Safia am na loo xam ne nit ki de grâce ak affaire yooyu ñoo si am on n'est pas là pour diaboliser on est là pour waxtaan. man de maa ko doon jéem a jàppale mu yemale xam na am na affaire yoo xam ne. nit ki soo waxee il faut assumer tes paroles. da ngay assumer bu fekkee da nga juum nga taxaw ak askan bi ne leen li ma wax tuub naa ko nit rek kay juum. billaay bàkk borom Tuubaa wax nga dëgg nit soo juumee da ngay taxaw jàkkaarloo ak askan ne daal waaye jéggaluma kenn ndax amul kenn ku ma wax lenn loo xam ne ma ne war naa laa jéggalu waaw d'accord jéggaluma kenn benn léegi bàyyi ko moom mu assumer ay diiram yow nga assumer say diir et on avance non bàyyi ko mu def non kii sama xalaatam d'accord jërëjëf mais dama bëgg ne bokki tëj sa baay le gars bi mu génnee wax ne que waxtaan bi Sénégal yëpp am na lu ñu si wax parce que loolooy redresser sañu société. mais di waxul olof tubaab la wax il a parlé français. Serigne si déglu li mu wax. Serigne dañoo jàng Serigne see ngi déglu ñeneen ak ñeneen a ngi déglu. Serigne saa ngi seetaan te déglu li mu wax. l'émission arrête de diaboliser ay Serigne. j'ai pas diabolisé Serigne si si nanu kaw kaw yi si nanu les ambulants si nanu. waaw waaw léegi dama ne non kii non. may ñu wax bu ñu fi toog di diaboliser. Serigne si déglu bannir nañ la tey. dama ne yow Serigne si déglu bannir nañ la parce que tu es en train de favoriser le viol. wax naan oui vous savez je sais que je vous dis. non non may banaliser. léegi mais ñi nekk ci daara xam démb xam bërki démb kenn banalisé wu ma. yow tu ne peux pas avoir raison devant moi. mais moi je suis en train de vous convaincre. mais man wax vous tous je vous naa ñëwaat ci yow naa ñëwaat ci yow. vous tous je vous défie. vous tous je vous défie. comme ça yow yaa calmé naa ñëwaat ci yow. vous tous hein je vous défie. maa la ko ñaan Sophie Aïcha ñëwal. de Sophia Diatta à Benoît. dañuy wax rek c'est-à-dire tey. tu ne peux pas me mettre en mal avec la population. non mënoo maa mettre en mal ak ñi. on revient sur le plateau tout en prenant en compte les téléspectateurs. C'est-à-dire nous on parle pour le Sénégal. Audacieux. doxuñu daje de on est au Sénégal. c'est-à-dire gis nga Benoît li nga xam ba war a mën a toog ci télé di ko wax nit yaa ngi toog ak léegi fukk te duñu toog di ko wax on est sur ce plateau là xam nga pour lan pour gindi sénégalais yi benn deuxièmement yow de xaw ma duñu ay xale yu ndaw yoo xamante ni man de leen dinaa la ko wax père leen dinaa la ko wax mooy ne duma la indexé directement di la wax yenn yi mais lenn moom leer na ma mooy ne boo waxee loo xam ne dina laal toute une population dinaa la tontu mais sama déglu ma dama xam ne ay kilifa may seetaan samay kilifa may seetaan te nag tolloog yow kon man samay kilifa yi tolloog yow laa jox cër ba du ma wax ak yow kon nag sama kilifa yooyu yow booy wax ci plateau xoolal li ngay wax ndax ñoom ñoo ma yar tey man mi ngay wax ne peut-être tey du ma exemple damay delluwaat ca la ma waxoon ni
quand on parle pour la société te dama ne sax société boobu moom mii ci la bokk. on prend un exemple bu amoon ci biir këram neveu saay-saay damay joxe exemple mu dégg lii mu wax tey. bu ëllëgee mu def li mu warul def doomam nan lay mujjee donc il fait partie de la société lii ñuy wax ni on protège tout je ne suis pas là pour ni ko ay da ngay favoriser viol ou pas. on est là moo tax ñuy dugg. loolu wax mais indirectement moom ngeen wax. ma ne la da ngay favoriser pour continuer. au pluriel pour continuer j'ai pas favorisé le viol. pour continuer dañu ne. yéen li ngeen bëgg a def victoire sama kaw. fa mu waxee. bu ko askan bi dégloo bu ko askan bi dégloo. xamoo fa ma waxee ndax moo jiitu sa juddu. pourquoi on aura du négatif moo jiitu sa juddu. pour ma terminer pourquoi on aura du négatif ci lii muy wax mooy boo taxawee jàkkaarloog askan. mais bu lii amee sama kër. nii laay doxalee les gens peuvent commenter. d'accord mais Ben Prospère par rapport ak fi ñu jógee nii. mooy parenthèse bu ñu jógee nii. ñu revenir ci suñu premier point bu ñu laaloon c'est-à-dire l'État mooy société bi État moo leen war a yar wax ngeen ko. kër gi. papa yi yaay yi ñoo war a yar mais société bi ñi koy defar mooy kër yi c'est-à-dire l'ensemble des maisons l'ensemble des parents des enfants ñoom ñooy def société bi léegi bu fekkee yar bi dem na nii mu sooxe ci biir kër yi suñu génnee parce que dañ naan garab su la sutul du la may ker am na yenn yoo xam ne bu amul ci biir kër yi mënul am si mbedd bi c'est-à-dire quand tu as l'habitude de faire du mal chez toi soo génnee ci société bi ki nga xam ne du jomm def yenn yi frère am wala sœur am su génnee su ko defee koo xam ne bokkul ak moom dara c'est pas grave dañuy jàpp ne ba léegi ndogalu yàlla moo tax léegi rey Sénégal dafa yomb léegi viol Sénégal dafa romb nit defu la dara xool nga xool ko nga saaga ko ndey dafa yomb dañuy gis sax ay nit yu jékki-jékki nii rek ay affaire de dawal da nga jaar fii da nga ma xaw a ñu jóg xeex wala ñu rey nit amoon na fi on se rappelle station bi nekk fii Nord Foire amoon na fi c'est-à-dire pour ay affaires yoo xam ne mën nañ ne c'est banal nit day daal di jël bakkanu moroomam pour ay banalité au fait te du mujj fenn après. c'est qui l'État. Sophia c'est qui l'État da ngay wax. ayca yéen ñaar ku ci jël baax na. c'est qui l'État. Sophia da nga wax loo xam ne dafa am solo quoi ci biir kër yi ba pare. parce que je crois que doomu aadama rek la mën a doon muy sa doom muy doomu keneen je crois ñun ñëpp ci yàlla la ñuy mujjee quoi donc bu fekkee dafa am nëppal ci biir kër yi Safia ak dëkk boo xam ne li ko gën a élevé Sénégal ci ndogalu yàlla mooy guerre moo lalu sañu dëkk su ma ne guerre moo lalu sañu dëkk parce que boo génnee ci biti def li nga xam ne warul du ñu xam sanctions yi naka lañ koy defee parce que am na loo xam ne boo fa jaaree loolu yëpp wàcc la je donne un exemple récemment. muy lu mel nan. un gars boo xam ne dafa naan ba màndi. am loo xam ne soo fa jaaree mooy lan. daw ba dugg rey ñetti doomu aadama yegg ngeen ko fii Almadi. waaw dugg ci biir benn habitation waaw. rey ñetti doomu aadama. am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi pendant 200 ans kenn jugé wu leen. moom ñu jugé ko rapidement on l'a condamné que xaw ma 2 ans. loolu nu mu tudd. moo tax ma ne. bu fekkee dañu nekk ci dëkk. guerre. bu fekkee dañu nekk ci dëkk te loi on sanctionne pas très fort. toujours tu vas entendre que ndogalu yàlla parce que ñooñu xale yooyu génn àdduna sénégalais yu bari xalaatuñu nekk nit en état d'ivresse moo dawal rey leen ndogalu yàlla lañ koy jàppee. loolu nu mu tudd. mais kooku bu fekkoon dama toog sama kër dégg ne. Sénégal amul kenn du exécuté kenn du rey dégg ne kooku tëj nañ ko 100 ans amaan ko temps mais est-ce que Benoît dina génn sañ a mandi di dawal bay rey beneen nit. donc ndogal yàlla bi fi ma koy wekkee Safia wax nga ko sànq nga gis des sénégalais li Safia di laajte mooy pourquoi sénégalais yi xam ne lii buñ ko defee dara fekk leen fa après ñu ne ndogalu yàlla te ñoom lu tax éviter wuñu ko. société bi nga gis ay clando yi taxaw fi di daw des voitures yoo xam ne waratuñu. boo leen ne xuux ñu tax boo leen ne xuux sax oto ba tas sénégalais yi tànqaloo si. chaque fois y a des morts dañ ko dul wax parce que 600 morts yi ñuy wax suñu route yi clando yooyu am na si ñoom ñu dugg si jël seen responsabilité da ngay gis ku wàcc rek noonu la ko ñëpp di fay barke sëriñ bi dugg barke sëriñ bële dugg toog jàpp seen ñàmbur ñoom ñëpp dee après ñu ne ndogalu yàlla la donc bu ñuy poser question tamit des fois di ne
est-ce que ñun dañu gëm yàlla wala est-ce que ñun des fois dañuy jouer ak yàlla à la cache-cache te xamuñu ne borom bi fi mu toog Benoît li muy def bi mu juddoo ba léegi mi ngi koy gis. Mbaye Ngoné li muy def bi mu juddoo ba léegi mi ngi koy gis ak keneen ak keneen. est-ce que dinañ delloo lool sañu xel xaw a toog comme ni ko waa ji waxee li ma ko waxee au début ne yàlla lu baax rek lay dogal. leneen li ci des nag. c'est positif. c'est la responsabilité de l'être humain moom moo koy def après bu jógee ne ndogalu yàlla la et exemple yi ça ne va pas finir au Sénégal te loolu moo redressé suñu société Sophia. ki dem di sàcc alelu askan bi kooku yàlla moo ko ne jógal dem sàcc père de famille bu toog ne man je cautionne lii am na sama kër duma ko yóbbu te yàlla ne père de famille bu nekk dinaa la laaj naka nga sàmbee woon sa njaboot est-ce que père de famille boobu xalaat na digganteem ak yàlla wala dafa xalaat digganteem ak jamono àdduna bi ne man bëgguma génn rus lii ak lii te y a des choses bu ko nit ñi di wax les enfants sont en vacances ils regardent la télévision mun nañ capter benn affaire dañuy ne lii c'est du positif parce que àdduna bi dafa am ay décalage xale yi nekk États-Unis wala yi nekk beneen dëkk heure bi il fait pas tard ñu ngi toog di seetaan bu ñu déggee ne man lii ak lii ak lii ak lii je n'adresse personne mun nañ toog ne kat am na ku wax lii kon man mun naa def lii peut-être sama famille dinañ ko nëbbal et ça tu n'éduques pas l'enfant mais yaa ngi koy jox doole boo xam ne ëllëg mun na def loo xam ne lu bon lay jur ci àll ci kër googu. manque d'argument récemment am na ku toog répétition ne dafa dégg pour toujours ne kër ga dafa am bàjjen moo dóor xaw ma benn xale ba xale bi faatu. bàjjen mooy sœuru papa. après dañuy ne ñoo bokk deret bañewu ko noonu parce que bu ko bañee woon noonu du ko dóor ba rey ko loolu xam naa ndogalu yàlla rek ay waay seytaane ñëw parce que ndogalu yàlla ak seytaane muy moo yoo xam ne sénégalais daf ko gaaw wax ci làmmiñam. ok parce que am na loo xam ne bu fekkee loolu am na kooku def loolu dañ ko war a punir aux yeux de tout le monde parce que dafa jël bakkenu doomu aadama du ñu ne ndogalu yàlla la. tout à fait Brosse. oui merci beaucoup Safia benn précision rek laay njëkk a apporter Safia. souvent damay dégg booy ubbi sa émission bi. di ñaanal ñi nekk ci kaso bi yàlla jële leen fa. ñi ñuy ñaanal yàlla jëlee leen ci kaso yi mooy ñi fa dugg te ndogalu yàlla ndogu dugal leen fa. ñooñu la ñu wax ñu leen lay bandi de grand chemin de donc del leeral sa ñaanal yi ngay ñaanal. parce que koo xam ne tey jii boo ko ñaanalee boo génnee léegi sa oto ci émission bi mu agressé la. kamay ñaan xam na baax la may waaw nay leer nag waaye ñi ñaan ñi nekk ci kaso yi ñu ko nay leer parce que nit dugg na kaso te ndogalu yàlla rek a tax. d'accord police taxaw na sax di dàq nit sax jàdd ci kon jàddaat ci kon dajeeg nit ne la ciix jël yóbbu tëj ci kaso. alors que yow xamoo sax ki ñu doon dàq kan la. tout à fait loolu dafay am. comme am na de grands bandes yoo xam ne vraiment luñ fa gën a yàgg rek mieux ça vaut pour nous. pour revenir toujours ci ndogalu yàlla par rapport xam nga man fi may gën a appesantir mooy ki nga xam ne moo sañ a def ci ñëpp kooku lay appesantir muy état encore une fois état moo sañ. lu Safia sañul ci man lu ma sañul ci père lu mu sañul ci Benoît ak père gisoo mën nañoo wax ba tegante dënn waaye dafa am fu ñu yem ndax bu am na foo xam bu ñu ko jégee rek état dugg si. Safia comment tu peux imaginer dans un pays normal hein li benn doon wax sànq souvent on fait allusion ci tubaab yi parce que borlewuñu lépp borlewuñu lépp. moo tax dañuy jël ñun autant que faire se peut li nga xam ne moo baax ci ñoom te loo xam ne kenn mënu ko werante parce que Sénégal ngay gis mooy li benn doon wax sànq koo xam ne juddu na màgg ba toll ni mu toll waxambaane musul nekk entrepreneur. parce que tout simplement da nga militer ci parti boo xam ne ni ci mouvance présidentielle la bokk. gañe nga sa localité ñu tabax marché boo xam ne ni wala tabax université wala tabax immeuble fexe ba nga jot ci yow parce que tout simplement tu es un bon militant. mu kooku war a mën a jël immeuble. war ko mën a tabax en respectant pas les normes les plus élémentaires yaa ngi dégg pour tabax un immeuble de R+4 R+5. ba ëllëg mu war a mën a daanu ci ay nit mu def 3 4 5 6 7 50 morts ndogalu yàlla la. kon ndogalu yàlla. ça finit pas parce que les marchés sont octroyés selon que yaa gagné sa localité wala yaa ànd ak président. mais même bi dul ñooñu sax ñi suñu ñuy tabaxee c'est la même chose. ñaar nag suñuy tabax duñu ma jox la ci ñaar nag ma jox la ci ñaar rek tabax. ma jox la ci ñaar. état ba léegi ma jox la ci ñaar. koo gis ñaareel loolu demee noonu ma ngay militer ci parti boo xam ne
bu njombe jotee ñu téye ko wala mu làqu ci sëriñ boo xam ne nii buñ ko téyee midi 5 ñu woote ne libéré la oui fii la ñu dëkk màggee fi yaroo fii mosuñu fay génn. man nag proche yaakaaroon naa ne marché siy génn doon yi lancé appel d'offre. su lancé appel d'offre soumissionnement am ñu soumissionné. suñu soumissionné jënd dossier bi dépouillement jot ñu dépouillé daal ne le mieux offrant. tey moom waaw dafa am ay njaaba njàlle nag. yu ci am yoo xam ne. yoo xam ne. di nga gis ku yor marché di kayeng kayeng moom. te xamul sax lu saako ciment di jar. ñan ñooy def loolu. ça finit pas am na du fi jeex. moo waral mais est-ce que xam nga ne nu mu tuddati père. jafe na ci nga gis ci réewum tubaab. yenn façon tabax yi ak yenn façon catastrophe yi parce que c'est des choses qui ne se pardonnent pas là-bas. ma yaakaar ne day am bureau d'étude boo xam ne day defar plan. waaw su defee plan. daal di génn chantier bi day am suivi. day am un architecte. day am un conducteur des travaux boo xam ne dafay taxaw di diriger. dëgg la am un chef de chantier. dëgg la nga xam ne le pilote dafay respecter les normes yi nga xam ne moo nekk ci plan bi. dëgg la su la nee fuy temps dëgg la. non ni nga ko waxee noonu la war a demee xam nga yow li nga wax ni li ngay wax ni mooy ni mu war a demee. waaw léegi su la waxee ne la telle longrine ou telle semelle doit être dosée à 350 kilogrammes mètre cube nga respecter ces normes là. jóg soo demee élévation nga élevé loolu après lan moo ci am. waaw moom laay expliquer encore une fois li nga wax yow. mooy ni mu war a demee techniquement noonu la war a demee. c'est comme si tu me disais on a créé un centre pour visite et contre-visite technique des véhicules mais ñëpp léeg-léeg oto génn fa. nga ne mais kii est-ce que fii la génnee. mon frère. exactement noonu lay demee te loolu yëpp nag dañ koy jël dugal.